WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Are you ready to leave your corporate job behind and be your own boss? Have you ever dreamed of owning a business? Do you have $50,000 or more sitting around in a 401k? If you answered yes, it's time to invest in yourself by buying or starting a business or franchise. IRS code allows you to use money in a 401k to invest in a business with absolutely no penalties or taxes. At Guidant Financial, we've helped more than 11,000 entrepreneurs invest $3 billion in retirement assets into the small businesses and franchises of their dreams. So if you've got $50,000 or more in a 401k and you're looking for a way to start a business, call Guidant Financial now for free information and to learn more. 800-579-0107. 800-579-0107. 800-579-0107. That's 800-579-0107. Homeowners on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs. Or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you're covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval and the call-in consultation are free. Call 800-690-2175. 800-690-2175. 800-690-2175. Certain conditions and restrictions apply. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. xam naa nuñ koy waxeeti jëngal bi ci boppam moom moo génnagul mais ñi ngi ci fi mu ne technicien bi nee na dafa amoon ay petit problème technique mi ngi koy fixé xam naa kon dañ koy remplacer ak baneen rek en attendant comme ça bu baneen yoonee xam naa ngeen jéggal ñu ko ñu tegal leen baneen jëngal boo xam ne ni moom moo koy mën a remplacer incha allah. mooy taxaw liggéey jéem a ñaan ci yàlla mu defar Sénégal li la war ci réew mi mooy taxaw liggéey jéem a ñaan ci yàlla defar Sénégal li la war ci réew mi mooy taxaw liggéey jéem a ñaan ci yàlla mu defar Sénégal li la war ci réew mi mooy ñaan liggéey jéem a ñaan ci yàlla mu defar Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ñu ñëwati fii tey ci dibeer ji ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkentele la voix de l'émergence muy rajo bi nga xam ni wax dëgg yàlla askan wi yëpp dañ ko rafetlu ñu fas yéene nag tey saafonte ak yéen saafonte bi nag sotti ci ak def ci la ni ma koy faral di waxee ñu xam ni lépp ci sunum réew la jëm lépp loo xam ni nii wax dëgg yàlla luy avancé loo suñu réew la luy yëkkati suñu réew ci kanam la incha allah rajo dëgg baa ngi nii danañ ko ci teg lépp loo xam ne ni aussi vraiment safaan wi la itam vraiment dañuy def tout pour jéem ko di ko jéggi.
donc tey ci dibéer gi seen mbokkum taalibe fas fi yéene ñëw tey muy ndongol daara ri ñu koy wax Amadou Amar fas yéene nag saafoonteeg yéen ba dibéer ni ñu koy tàmbalee rek mooy xam naa ni ñu ko daan defee toujours tàmbalee ci alxuraanul karim bi nga xam ni moom la ñu suñ borom subhanahu wa taala jox muy leetar bi nga xam ni moom la ñu jox ni ñu ko daan defee rek dañuy tàmbalee ci ayatul kursi bi incha allah comme ça suñu noppee léegi soog a dugg na ci biir kii bi. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche 10 septembre de 21h à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.pat930am.com et au téléphone 641 552 87 62. Bien sûr, si vous avez bien envie de nous écouter au téléphone. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité, avec des critères d'exemplarité, pour un confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique, pour faire l'écho des événements majeurs. La déclaration de l'honorable député du peuple, Ousmane
Ousmane Sonko en est la parfaite illustration. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Donc mbokki auditeurs yi comme ni ma ko waxee rek ñu fas yéene tey ñëwati barkeelu bi nag moom lépp ci suñum réew la jëm comme ni ñu koy waxee rek maanaam sotti ci lay doon ak def ci lay doon dañoo ñëw tey rek pour bëgg leen a bégal bi nag comme ni ma ko waxee tey dama jël encore l'honorable député du peuple Ousmane Sonko waxoon naa ko nag ci émission yee passé waxaat naa ko itam képp koo xam ne nii am nga ko wax li mu wax wala nga mu def li muy def wala mu teg ko ci ak dëgg soo ma indilee CD bi dinaa la ko tegal répété waat naa ko wax naa ko ay yoon àll ni selaw kon nag duma man ludul gis naa loo xam ne nii luy jariñ sénégalais yi la gis naa loo xam ne nii luy soppi la duma man ludul rek su boobaa ma daal di koy nu mu tuddati daal di koy teg comme ni ma ko waxee woon donc émission bi ci loolu lay doon dinaa def aussi espace santé bi parce que espace santé bi aussi am na lu ñu commencé woon maanaam cancer du sein cancer bi nga xam ne dafa yeb jigéen ñi muy nekk ci ween ñu commencé woon ko téyeegul danañ ko eggale tey suñu noppee nag léegi après ñu dugg ci biir waxtaan wi kon xam naa ni may tàmbalee rek ci njëlbeen gi espace santé bi comme ni ma ko waxee.
voilà mbokk yi kon ñu ñëw ci espace santé bi ni ñu ko daan defee rek xam leen ni nag tey espace santé bi am na sponsor boo xam ne nii wax dëgg yàlla gan la ci mbir mi mu jaral ko liggéey bi rafet lool mu jaral ko mu ne wax dëgg yàlla dina ko jël sponsoriser espace santé bi ci boppam te keneen leen di wax kat day liggéey bu am solo lool ci dëkk bi muy loo xam ne nii wax dëgg yàlla manqué woon nañu muy ki nga xam ne day liggéey ci affaire menuisier métallique ci boppam danañ ci dellu si waat parce que mi ngi ci liggéey bu am solo lool macha allah ba pare gën koo yombalee ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi koy def nga xam ne bokkuñoo ak ñoom am réew te ñu ngi koy def te moom mu leen ko doon gën a yombale te gën leen a baax li liggéey gën leen wóorul liggéey te lépp nag mu teg ko ci ragal yàlla dinañ ci dellu si waat nag muy Abdou Fati xam naa dinaa ci dellu si waat ci biir publicité yi. donc je disais que cancer du sein moom lañ war a égaler commencé woon nañ ko temps bee passé. xanaa fàttali leen rek lan mooy cancer waxoon nañ ko ni maanaam prolifération lay doon ay multiplication lay doon ne woon nañ leen ni ay cellules ci boppam dañuy jur di dee comme nit ñi di juree aussi di dee donc bu cellules yi di juree di dee dana am foo xam ne nii wax dëgg yàlla jur bi ci boppam dafay ëpp dayoo nga xam ne c'est une multiplication anarchique ne woon nañ leen ca émission yi passé ni leen ay cellules ci boppam day ñoom ñooy dajaloo nekk ay tissus yi dajaloo nekkub organe maanaam nekkub cër te nag ban cër la ñuy waxtaane ban cër la cancer bi affecté muy ween muy cancer boo xam ne nii dafa yab lool jigéen ñi parce que daanaka ñetti cancer yoo gis rek yuy dal jigéen ñi daanaka benn bi moom lay doon dañ cee bëgg a dikk nag wax leen lan mooy cancer bi wax leen nan lañ koy gisee ci boppam wax soxna si nan lay mën a def ba jéem ko trouver boppam ci njëlbeen gi bala muy sori ndax départ bi neew bu tuuti lay doon danañ ci dikk itam wax yan mandarga aussi la ñu koy mën a xàmmee wax aussi ginnaaw loolu wax yan précaution ci boppam la war a jël wax itam ñan la yeb parce que ay seetlu la ñuy def gis ñoo xam ne nii c'est cancer bi yàpp na leen li ñu mën a xam rek mënuñu leen ni lii moo koy joxe wala lii moo koy joxe ay seetlu yu ñuy def lañ li ñu mën a xam moo di ay cellules ci boppam dañoo am ay gènes yi ci boppam ñooy joxe ndigal jur leen ñoom seenu jur rek dañuy daggutoo daal di tas ci boppam daal di multiplier wu mbir mi nag day mujj ëpp dayoo ni ma leen ko waxee woon rek mel ni su fekkoonte ne addina bi jigéen ñi dañuy jur ñii di jur ay téeméeri junniy doom ñii di jur ay fukki junniy doom ñii di jur ay ñeent fukki junniy doom te ñiy dee bariwul man yaakaar naa ne su boobaa addina bi dana fees dell processus cancer bi nag noonu lay dem parce que gène bi ci boppam moom mooy joxe ndigal ci boppam mais dana am foo xam ne nii nag système bi day jaxasoo day am confusion maanaam ni ma ko mën a woyefale ba ngeen comprendre ko gène bi su joxee ndigal li duutuñu ko topp dañuy wàcc ndigal li mais tant que ñi ngi topp ndigal li rek problème du am jàmmani ñooy mais nag suñu toppul ndigal li jur bi ci boppam dana ëpp dayoo boo xam ne nii dajaloo daal di nekk ab neew wi moo tax nasaraan yi ci boppam ni suñ ko doon définir ni cancer ci boppam bii nekk ci ween wi maanaam dafay am un dérèglement des cellules yi nga xam ni dañuy multiplier wu dañuy jur ba pare suñu noppee def wenn wu donj ñaari fan naa mën a am nag mu defawu donj ba pare yem foofa boobu sax moom mooy tane mais bi gën a bon mooy di mu defawu donj ba pare daal di tasaaroo daal di mel ni ay xorondoom yoo xam ne ni ëyëbal nañ fa ñu nekk ca ween ba pare daal di tasaaroo wuti faneen nag kooku moom dañuy wax ay métastase ci boppam léegi li nekk ci biir moo di bon docteur yi toujours ñoom niñ koy dépister su donj ci biir examen su fekkente ne làmb nañ gis donj wi ci boppam mënuñoo formel ni cancer la baram ñoo mën a formel ni cancer la rek ci boppam dañoo def prélèvement fa tissu ya nekk fa cellule ya nekk ci boppam ñu def prélèvement bi yóbbu ko li ñuy wax laboratoire ANAPAT maanaam ñu def biopsie suñu defee biopsie bi ba pare ca la ñuy mën a formel ni lii day am na ay cellules cancéreuses wala amul ay cellules cancer mbir mi départ bi nan lay mën a demee day mel ni as bul su tuuti soo xam ne nii mi ngi nekk ci ween wi li ñuy digal jigéen ñi nag moo di ku ci nekk mën nga koo seetal sa bopp saa boo xëyee suba bala ngay solu jàkkaarloo ak seetu bi su fekkente ni yëkkatil sa loxo ca kaw jëlal sa loxo defal autopalpation lambal ba xam am na ci lu toll ni doomub sëp wala doomub gerte bu tuuti bul ko xeeb su fekkente ne gis nga ko ci rek neel lagg même yow góor gi soxna si sab tool la su fekkente ni daj nga ci loo xam ne nii daawoo ko ci daj
boo xëyee suba ne ko dalal di lagg ngeew daal di dem seeti docteur bi parce que nu ñu ko gën a trouver rek lu ñu ko gën a teel a trouver rek daal di koy mën a faj bala muy def ay métastase di toxu di dem faneen di ayibal kon mbir mi jàppalante la daal sotti ci ak def ci la su jógee foofu am na leneen lu des bul boobu bul ko xeeb de dana toll ni doomu gerte gu tuuti lool wante ca côté ba ween wa nekk ca poqutaan wa dana am li ñuy wax càqar xuma càqar xale yi xam nañ ko déet de mel ni genre neewi bu tuuti boo xam ne nii moom moo ciy nekk ba pare di metti mën naa doon benn mën naa doon aussi yu bari xamal ni kat kon cancer bi ma ngay commencé di tuxu di dem foofa leneen di ci des soo xoolee ween wi ca boppam forme bi ma amoon day daal di soppeeku te auréole bi mamelon bi fi nga xam ni fi la gone gi nampé ci boppam moom itam day déformé wu ween wi changé taille bi daal di changé complètement su cancer bi demee ba dugg ay yax di commencé di metti miir di commencé di am ngay perte sa poids di jeex ñu naan la yow lu la dal dégg nga maam di am ay trouble vision su boobaa daal wax dëgg yàlla dalal di seeti docteur bi mais docteur bi nag loo ko gën a teel a seeti rek mu gën a baax ci boppam fexeel ba dem fa balaa dara xew loolu day mooy tax li nga xam ni danañ ko mën a nu mu tuddati su fekkee dañ koy opérer su fekkee dañ koy rajo su fekkente ni dañuy joxe ay doom lu mën a doon rek docteur bee ko xam daanaka équipe médicale lay doon mais loo gën a teel a dem mu gën a baax am na nag ay facteur de risque ay seetlu yoo xam ne nii seetlu nañ ko nga xam ne ñooñu yàpp na leen waxu ñu ni moo ko mais dañ koo seetlu ci cancer yu baree bari par exemple soxna si nga xam ni maanaam dafa yéex a jur dem na ba am fanweeri at ak juróom jëm kaw soog a taawlu moom la ñuy wax primi âgé kooku seetlu nañ ni cancer bi ci boppam dana koy yàpp seetlu bu ñu def la am na leneen lu ñu seetlu aussi jigéen ji nga xam ne mësta am doom su fekkoonte ni bàyyi ma la jéggal leen ma dañ naan jaasir jigéen ji nga xam ne mësta am doom kooku aussi seetlu nañ ay seetlu lañ ni cancer bi aussi canceru ween yàpp na ko ak ki nga xam ni aussi dafa teel a gis baax fukki at ak ñaar rek fukki at ak ñett teel a gis baax lool su demee ba mag aussi seet nañ ne cancer bi yàpp na ko ci boppam mais xam leen ne cancer bi du dool gone en général toujours mag lay dal mais xale bi nga xam ne fukki at ak ñaar daal waxuma ni da koy dal de mais seetlu nañ ni suñu demee ba nekk mag ci boppam xam nañ ni aussi cancer bi dana koy yàpp kon yow mi nga xam ne yow yaay soxna si nekk ak sa doom su fekkente ni teel naa gis póot dee ci bàyyi xel te di ko wax aussi mu di ci bàyyi xel di léeg-léeg muy def autopalpation ci boppam ak leneen dañu seetlu aussi ki nga xam ni dafa dafa yeex a ménopause mooy nga dem ba nga xam ni dootoo fóot astaghfirullah alazim waaw loolu mooy ménopause mais nag ki nga xam ne day continuer di fóot ba am lu ma juróom fukki at ak juróom aussi nga xam ne ménopause tardive lañ koy wax kooku aussi seetlu nañ ne canceru sein yàpp nañ ko am na leneen dañu seetlu aussi ki nga xam ni aussi day naan aw ñoll ñi nga xam ni dañuy faral di naan aw ñoll mooy sàngara ci boppam di ko naan lu bari jigéen ñu koy def aussi seetlu nañ ni cancer bi yàpp na leen am na aussi beneen facteur boo xam ne ni génétique la nga xam ni waaso ci boppam lay topp anyway rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence day wax dëgg yàlla mi ngi ñaan képp koo xam ne nii dégg nga maam feebar bi dal na la yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala dindil su fekkente ni aussi wax dëgg yàlla kat jàpp nga ni dara jotu la nga xam ni kat yow defe nga ni dara jotu la yàlla na la ko yàlla dindil salaamaaleykum wa rahmatullah la
donc mbokki auditeurs yi comme ni ñu ko waxee woon rek loolu moom mooy espace santé bi bala ñuy dem nag di dugg ci biir émission bi dana am benn kayit boo xam ne ni dikkal nañu fi muy kayitu tàggee ni ñuy waxee toujours rek nga xam ne suñu borom moo sañ mooy seet lu ko neex mu def ko ci jaamam parce que moom moo ñu moom su ko neexee danañu jël su ko neexee danañu bàyyi mais nag dañuy jàpp ne rek lépp loo xam ne ni def na ko dañ ciy ànd ñu rafetlu ko. kon Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ba liggéey bi nga xam ne mi ngi koy sumbal maamam mu yeggale ko ak jàmm ak bépp kilifa diine bu nekk Sénégal. Dame Babou fii ci African Time ginnaaw ak Dame Babou ak waa Naaru Kajoor yi nga xam ni ñi ngi fi nekk yépp ak Pape Babou aussi ñu nekk ak moom fii ci dëkk bi muy suñu xarit suñu mbokk aussi moom itam wax dëgg yàlla di ko baax lool ñi ngi ànd ak dogalu borom bi di nangu maanaam sa soxna maam Fatou Babou ci boppam doonoon seen rakk ñoom ñaar ñëpp moom moo fi bàyyeekoo keroog ci ajjuma juróom-ñetti fan ci septembre donc maam Fatou Babou ci boppam bàyyeeku na fi ñi ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala foofa nga xam ni jëm na fa yàlla na xeppee àjjanay firdawsi moom ak ña mu fa fekk ak ñun ñii suñ ko fa fekkee ci lu amul benn sikki sàkk képp koo xam ne nii nag bëgg ngaa jaale man ngaa téléphoné Dame Babou ci 646 932 83 81 646 932 8381 wala nga téléphoné aussi Pape Babou 917 543 23 12 917 543 2312 kon nag loolu moo doonoon kayit bi di leen yëgal rek jullit yëpp fu ngeen jullee ni ngeen ñaanal soxna si maam Fatou Babou ci boppam nga xam ne moom moo fi bàyyee ko doon rakk ci Dame Babou ak ci Pape Babou donc loolu la suñu borom dogal ànd nañ ci dogal bi ci boppam te aussi ñu ngi ci sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon ni ma waxee rek kii bi nu tuddati programme bi ñu dugg ci biir émission bi premier point bi ci boppam mooy comme ni ma leen ko waxee woon muy suñu honorable député def nag wax dëgg yàlla liggéey bu rafet parce que lii mu wax ni loolu lay def ci boppam day ñëpp loo xam ne nii nit ñi rafetlu nañ ko waxoon naa leen nag ni leen képp koo xam ne nii am nga kaneen koo xam ne nii dénkoom dénga maam dana mën a indi na lu mel nii su ngeen ma ko indilee dinaa ko tegal mais jusqu'à présent gisuma ku ko def ba ci suñu député yi nga xam ne ñi ngi nekk fii aussi donc l'élément n'est pas encore en place xam naa li ñuy tàmbalee rek moo di dañ leen di tegal tuuti nu mu tuddati tuuti way en attendant muy ñëw quoi. ñu ngi jéggulu de machine bi tey vraiment dafa am problème xam naa ne loolu moom moo tax kii ñu quoi. No
voilà mbokki auditeurs yi kon ñu dellu siwaat ci nu mu tuddati bi ci émission bi toujours dañu am des problèmes techniques léegi technicien bi mi ngi ci kërti fi mu nekk nii élément bi ci lañ nekk nii quoi merci. donc di ci dellu d'abord sant yàlla bu baax a baax di ñu may fekk Sénégalais ràññee nañ ko te ràññee ko ci sens bu rafet ba mën ñu cee décerner lu mel nii dellu sant yàlla bu baax a baax ndax du méritu personnel dañ naan toujours rek dañ koy delloo yàlla soolu weesoo it ma félicité ñi nga xam ne moom laa bokkal liggéey parce que amaana Ousmane Sonko moo gën a fës ci li ñuy liggéey waaye Pastef parti politique la avec tout un dispositif commencé ko par ñi may dajal fii semaine bu ne waa bureau national bi ak tous les membres de Pastef à travers tout le Sénégal et dans la diaspora sympathisants yi également parce que suñu eggee fii y a eu des moments difficiles yoo xam ne on a senti le soutien des Sénégalais sympathisants yi dul jeex militants yi te ñoom jàpp naa ni lii ñoom lañ ko décerné voilà muy ñëw ci man ci sam bopp ndax je ne suis que la partie visible de ces mouvements et de cette action là samay proches également waaye jur soxna ñoom ñëpp jàpp ci ànd ak man ci combat bi damay faral di raconter anecdote bu ndaw rek mooy sama waajur bu jigéen nga xam ne moom rek laa am fu mu toll nii li coow li di bëri yëpp ba benn instant nit ñi naan way dégg naa ni Sonko sax yónnee na ñaan njekk ak nangam daf moo benn bés ne ma ni ma la juree bis bu ma déggee ñu ne dellu nga gannaaw ci lii nga sumb wala dem nga di ñaan njekk Macky Sall bu boobaa dafa mel ni danga maa war man mii la jur donc loolu lu am solo sooy sumb lu mel nii parce que soo amoon derrière toi lu mel ni kilifa ak ni nga koy fonkoo ak ni nga bañee lu ko naqari mu wane la ay signe de faiblesse rek boo moytul di nga am lu bari loo seet ba peut-être doo mën a dem wala doo mën a résister lu yàgg donc ñooñu ñëpp tey la xaalima sagal ci lii mu ma décerné di homme de l'année ñu ciy dellu sant yàlla bu baax di remercier ñëpp di sant sénégalais yëpp te di leen wax nit lii luy door la rek parce que mission la bu ñu sas suñu bopp fas yéene ci ànd ak sénégalais yi bëgg Sénégal yëpp tous les patriotes de ce pays parce que Sénégal mënul continuer nii soit ñu changer wala ñu accepter Sénégal continuer di suux ba faw rek donc lii encouragement la en même temps pour ñu persévérer ci yoon bi te xam ni xeex bi day door
jaral nañu lu ne nag yii ji xew fii yépp pour ñun ay détails la ndax jaral nañu sax ñu mun cee bàyyi suñu bakkan parce que lool pour ñun yàlla ñu tànnal Sénégal laajuñu bi ñuy judduloo Sénégal moo ñu ko tànnal suñu mission donc Sénégal ni ñeneen def ba seen réew baax ba tey ay doomu Sénégal di fi jógee di dem foofu ñun loolu moo war a doon suñu mbébét ñun suñu réew gi lépp a ngi fi war nañ ko mën a liggéey ba nit ñi naan nu may def ba émigré dem Sénégal donc moo tax xeex boobu dañ koy xeex ngir ñun ngir suñuy doom ngir suñuy sët te incha allah duñ ci dellu gannaaw. Sur le plan politique en tout cas jàpp naa ni Sénégalais yi am seetlu dëgg-dëgg dinañ xam ni année bu am solo la c'est un tournant duñ ko gisagum léegi mais dinañ ko gis ci weer yi di ñëw ndax dañoo nekkoon ci système boo xam ne ki yàlla dénk réew mi nekk na fi ñetti at yoo xam ne daanaka dafa mel ni réew mi amatul woon opposition amatul woon contestation amatul woon protestation et il a travaillé pour ça ndax comme moom li koy tere nelaw li tubaab di wax obsession mooy deuxième mandat te loolu bokk na ci suñuy taaru démocratie mooy ki ñu fal bés bi ñu ko falee bés boobu la commencé di xalaat nu may def ba am deuxième mandat bu ko defee ni muy gouverner dootul gouverner pour l'intérêt du peuple mais mi ngi gouverner pour son deuxième mandat moo tax lii ngay dégg réalisation trompale yëpp poursuite vers le pharaonisme maa fi def gratte-ciel bu gën a kawe maa fi def lii maa fi def la loolu yëpp pour li ñuy wax tappale yi nu may def ba fëq bëtu nit ñi ba ñu ne waajaa ngi liggéey ma am deuxième mandat alors que les priorités étaient ailleurs réew moo xam ne njàng mi doxul réew moo xam ne barki démb waa Koumpentoum ñi ngi marche ndax amuñu eau potable réew moo xam ne hôpitaux publics yëpp benn IRM a fiy dox Sénégal ba mu daj nga jël xaalis di ko def ci yoo xam ne du priorité parce que bëgg nga ñu gis lu rëy ci noona la bi mu toogee rek objectif am mooy woon réduire l'opposition à zéro dama naan moom bi muy door mandaam man xalaatu moon dinaa mës a dugg ci politique 2012 ku ma ne woon di nga dugg ci politique du ma ko gëm parce que mosuma woon def politique xalaatuma ko woon te 95% ñi créé parti bi di passé ci situation boobu lañu nekk mosuñu woon def politique donc bi mu toogee li mu njëkk a def mooy naa jël ñi mu doon def opposition te ñu ci bëri nekkoon ci ay assises nationales lu ñu doon wax assises nationales mu woo leen ku nekk mu jox la dara ñii mu jox leen assemblée ñii mu jox leen ay poste ministre ñii ay PCA ñooñu yor seen suset toog di màcc toog noppi mu wëlbati ko gis ni li fi newoon te jóge fi di PDS peut-être dangar mun na see des tuuti mu génnee traque des biens mal acquis fexe ba faagagal leen ba ñooñu dootuñu am jotu opposition donc demoon na ba lépp lu mu doon yëngatu jëm ci contesté ni mu yoree réew mi moom ci logique boobu la newoon ne da koy écraser ba 2012 2013 2014 daanaka looloo fi newoon ñun ñu ngi créé suñu parti en janvier 2014 commencé xeex bi biñ ko créé ne ñun dañoo ñëw ci politique ngir def de l'opposition radicale non pas par rapport à un homme mais par rapport à un système parce que da ngay utiliser léegi terme boo am solo mooy alternative parce que Sénégal il faut ñu dépasser alternance toujours damay faral di wax ni mooy système a fi nekk ñëpp d'accord nañ ko mais système bi kenn du ko laal dañuy jël ki nekk ci boppu système bi rek seppi ko remplace ko keneen koo xam ne ci système bi la yaroo màggee fa jàngee fa politique jàngee fa état moo tax li ñu doon joytu ci Ablaye yëpp moom moo fi nekk ba tey wala lu ko raw donc ñun bi ñuy ñëw dañu ne ñun suñu génération et toujours je dis que génération bi du forcément affaire u âge mais affaire u gis-gis ci lan moo war a doon politique ak naka la ñu war a yoree nguur naka la ñu war a yoree état nga xam ne l'intérêt général la bi ñuy ñëw ñun dañ ne ñun mënuñoo ñëw di def politique ni ko ñii doon defee kon ñun ñoo leen di yées sax donc ñun suñu ñëwee dañoo ñëw ne ñun on se positionne comme opposition radicale je me rappelle bi ñuy door su ma nee woon opposition radicale journaliste dañu ma naan yow moo bi nga wax rëy na de opposition radicale en politique moom il faut toujours être flexible ndax on ne sait jamais ma leen nous nag on sait parce que defuñu politique parce que dañ ciy xaar dara
dugg ci politique ak bàyyi politique la ñu yemale mënoon nañ ci bañ a dugg donc bu ñu xasee bu dugg ci bëgg réew mi c'est pourquoi suñu parti PASTEF premier mot bi patriote la PAE bi mooy patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. ñu ne à partir de ce moment am nañu sañ-sañ bi ne ñun dañoo ñëw pour rupture totale am pour que ñu andi fi leneen loolu nag day commencer ci ni ñuy defee politique waaye day law ba ji ni ñuy yoree état bi parce que dama naan toujours ni nit di defee politique noonu la yoree état kuy def politique ci wax lu dul dëgg ci jël xaalis boo moomul ci dige loo mënewul saa yu nga joxee état it noonu nga yoree état donc ñu commencé combat boobu 2014 ça a été poussif ndax kuy door te musoo def politique Sénégalais yi kenn xamu la amoo benn antécédent politique yombul même pour amoon benn émission à la télé wala rajo c'était compliqué ñu ne ci ba commencé am les premières ouvertures di wax ak Sénégalais yi dem ci débat yi parce que ñun dañu wax ni il faut que ñu am culture débat di nga gis fii leader politique boo xam ne depuis 20 ans yaa ngi koy gis mu ne leader politique la nekk na fi candidat à plusieurs reprises te mosoo ko gis mu toog benn leader politique toog ñoom ñaar ñuy jonjoo ñoom Sénégalais yi mun a xam fan la xalaat bu rafet nekk ak fan la dëgg nekk ñu dem ci débat yi dem ci plateau yi ba Sénégalais yi commencé ñu ràññee di ñu xam 2015 mu commencé di yokk tuuti waaye 2016 effectivement la éclosion bi am ñu bokkook nag gëm naa ni am na yeneen acteur ndax lii ngeen ma décerné tey Sénégalais yi ko mënoon a yi ko yelloo woon bëri na toujours damay am na liggéey yu may def yoo xam ne dama cee rendre hommage ay Sénégalais ñu mel ni ñoom Baba Aïdara ñu mel ni ñoom Birahim Seck ñu mel ni ñoom Ndafi Ngom Keïta ak ñeneen ñoo xam ne ràññee nañ leen ci xeex gu ñuy xeex ngir yorin bi ñuy yoree Sénégal soppi carrément que la gouvernance soit au service exclusif de l'intérêt général et du peuple donc ñun loolu la ñu commencé 2014 di ko xeex ba 2016 peut-être la ouverture bi am te bokk na li ko andi mooy le fameux dossier de l'Assemblée nationale bokk na li ko andi le débat sur le pétrole évidemment bokk na li ko andi un certain nombre de scandales les marchés sur la cité administrative de Diamniadio ak yeneen ArcelorMittal bi te yooyu yëpp ba léegi ñoom tontuwuñu si te mënuñu cee tontu yooyu moo peut-être permettre Sénégalais yi gën a gis liñ doon wax tax ñun dañuy góorgóorlu sa lu ñuy wax rek dañ ko documenter argumenté ko teg ko fu leer wax ji dina bëri coow li dina bëri mais kenn du la ko fi dindi alors ak li ko accéléré bokk ci comme nous sommes encore dans des démocraties arachidières nga xam ne ñi ñu dénk réew mi jox leen les moyens de puissance publique jox leen état ne leen defar leen réew mi transformer leen qualitativement la vie des Sénégalais au lieu ñu diriger ko ci loolu dañuy utiliser moyens yooyu ku leen contredire ku leen weddi rek ñu ne xaaral ma xeexee ko moyen de l'état malheureusement bi ñu sonnee ba sonn ñu kar leen fu ne feeñal seeni carence ba Sénégalais commencé gis leur véritable visage ñu ne dañuy fayantoog ñun amuñu lu ñuy fayantu lu dul ne xaaral ñu attaqué ko ci liggéeyam xaaral ñu xañ ko lu mu dundee peut-être suñ ko xañeetee lu mu dundee dina tal wër dépense wala mu nekk fii di ñu tànqal suba ngoon foofu la ñu juumee nag donc événement yëpp daje moo tax peut-être suñu activité wala suñu notoriété accéléré wu plus ou moins ci 2016 bi mais li ñu doon xeex depuis 2005 bi may créer le syndicat des impôts ñu mën fa ay combat ci ni ñu yoree impôt et domaine ci ni ñuy pasaree dossier vérification fiscale yi ci ni ñuy yàqee lu bëri loolu moom la ñu continuer ba ni ñu duggee ci politique bàyyi syndicaliste dugg ci politique même combat yi la ñu continuer te moom la ñuy continuer fas incha allah ba en tout cas mooy suñu combat ñun moom la ñu gëm donc mais loolu li ma ci gis man di tax 2016 am solo mooy dafa mel ni dafa touché Sénégalais yu bëri ndax man dañ may interpeller su ma génnee di dox ci mbedd mi dañ may interpeller su ma duggee ci jàkka di julli dañ may interpeller ci réseaux sociaux yi dañ may téléphoner suba ngoon muy waa diaspora yi surtout waa diaspora yi vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ndax dama sentir beaucoup de patriotisme ci seen engagement
sori nañ trop mais seen xel a ngi Sénégal muy ñi ne fii ci biir réew mi également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que li ñu tàmm di wax naan sénégalais yi nii la ñu mel sénégalais yi gëmuñu dara sénégalais yi nii man gëwuma loolu mais un peuple a besoin d'espoir, un peuple a besoin de modèle, un peuple a besoin de faire confiance, il a besoin d'être orienté, d'être guidé te loolu ci élite bi la mën a jóge. Donc suñu rôle ñun suñu defoon 50 ans de politique peut-être faluñu dara sax garawul mais su dee suñu action ça a contribué à éveiller les consciences ba population yi gën a comprendre les enjeux ba suñuy dem ba war a def choix ñu gën a am mu bañ a doon choix wu diwoo ma neex wala diwoo ma neex wala diwoo fi andi saaku ceeb wala diwoo ma xottil yére mais ñu choisir sur la base des intérêts fondamentaux et stratégiques du Sénégal, c'est-à-dire eux-mêmes. Je crois que bu boobaa dinañ sant yàlla parce que dinañ jàpp ni li taxoon ñu dugg ci mbir mi atteindre nañ ko ñun. moo tax ma ne am na lu ñu ji 2016 te bu soobee yàlla noonu lañ koy continuer 2017 accélérer ko sax parce que li ñu war a wax ci réew mi kenn mënu koo jeexal. mbokki auditeurs yi kon xam naa ne damay obligé arrêté fii élément bi su yoon jeexul waaxu si lu jeex xam naa ni danañ ci dellu si waat parce que des nag comme dañoo commencé nag ak 5 minutes de retard xam naa il faut ma obligé arrêté élément bi donc honorable député ngoogu Ousmane Sonko muy député peuple xawma mooy kan moom itam xamul maay kan damaa gis rek li nga xam ne moom lay wax mu di dëgg te njariñul Sénégal la damaa gis rek moo taxaw ni képp koo bëgg na nga ñëw ci débat parce que gisul kenn koo xam ne ni def na débat wax na ci affaire pétrole bi kenn àdduwul àll ni selaw mu wax ci affaire gaz bi kenn àdduwul àll ni selaw mu wax ci affaire assemblée nationale bi ci affaire nu mu tuddati ci affaire l'impôt yi kenn àdduwul àll ni selaw loolu nag tax na te mu wóor ma ni luy jariñ Sénégal la yàlla moom moo ma mën a seede keneen ku fi indi leneen loo xam ne nii aussi njariñul Sénégal la te muy ak dëgg itam soo ko indee bu soobee yàlla su ma ko vérifier incha allah dinaa ko teg waaw xam naa ma jaar très rapidement ci publicité yi sponsor bi wax naa leen ko sponsor principal bi ñuy wax affaire wér-gu-yaram yi ci boppam canceru santé ci boppam Abdou Fati ci boppam moom moo ko jël en charge moo ko sponsorisé di leen xamal ne mi ngi liggéey bu am solo lool ci affaire weñ yi donc képp koo xam ne nii sa kër ci boppam lépp loo fay liggéeylu moo xam buntu la moo xam frontière la lépp lu jëm ci weñ soo ko ñëwee danaa la ko tegal ci yoon ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo yor restaurant yi aussi kasaalika naka noonu ñi nga xam ne dañuy defar ay cheminée kasaalika naka noonu kon nag xam ngeen ko Abdou ci boppam Fati muy ku jullite lool ku ragal yàlla lool nag numéro téléphone am mooy 917 478 91 75 917 478 91 75 ku ci jotul itam man ku ma contacter bu soobee yàlla lépp loo bëgg bu soobee yàlla dinaa la ko jottalil xam naa ne daal li ma mën a xam moo di mi ngi liggéeyul bu am solo lool bu rafet lool te jàmbur yi nga xam ne ñu ngi koy def aussi moom moo leen ko gën a yomb la li nga dàq coon mu jëm àll nag dàqal mu jëm kër ma daal li ni baras ci xaalu sans séjour daal di dugg Pikine African restaurant muy restaurant boo xam ne nii wax dëgg yàlla lépp loo gis ay lekk ceebu jëm ceebu yàpp ceebu ginaar maafe doma daal lépp nga fa ñu teg te kat ma dugg ci biir fekk nag yépp nag ñi ngi teg ma dugg ni leen waaye yéen ceeb lan mooy seenu sant ñu ne ma saf bay sàppaaral may leen c'est pas possible saf bay sàppaaral c'est pas sant ñu ne ma ah kay tonton saf bay sàppaaral mooy suñu sant parce que ci toggin wi la ma wëlbati ko ci côté gauche bi kat maa ngi gis frigidaire baa ngi fees dell ak i juus façon juus bu nekk ngi ci biir ma di leen c'est bien ça parce que dañ leen féppi ne ñu ne non tonton parce que dañoo defar ñu seddu guy yu neex lool macha allah nag di leen fi xaar client yi may leen nag léegi jox leen ma seeni cellphone noo mbokk ci nekk ñu ne duñ koy doyee benn ligne lañu am muy 646 922 70 15 nan ngeen di def nag léegi su fekkente ni mënumaa ñëw bëgg a yóbbante ñu ne ñu ngi ci xaalu 116 bi numéro building bi 243 la soo ñëwee rek dañ ñu fekk foofu service client nag ñoom ñoo fi gën restaurant bi seet na macha allah te dañuy toppatoo client ni mu ware ma daal di nag ñëw nag Pikine Diaspora rajo nga xam ni wax dëgg yàlla suñu partenaire la ci boppam monsieur Sène di liggéey bu rafet lool di ñu jàppale lool wax dëgg yàlla parce que suñu pare moom mooy tasaare émission bi ci Facebook ak ci YouTube ci boppam ñu ni deetawaay ma daal di ñëw nag mandooy ci boppam Afrique PC borom computer yu baax yi borom cellphone yu baax yi borom dénga maam vidéo yi
téléphone bu baax moom moo ko yor ci boppam computer yu baax moo ko yor te day def nag service day def service képp koo xam ne nii sa computer am na problème wala yu demee noonu soo ñëwee ci Mandoy dana la ko fixeel ci anam yu gën a rafet lool macha allah li ma jaaxal nag tontoo gun ma ci yow nan ngay dëkk fii ci États-Unis jaaxaan ci sablal di jàkkaarloog sa waa kër Sénégal ku dugg nga gis ku génn nga gis loolu yéem na ma te amaguma ci réponse te li ma gën a jaaxal nag moo di Mandoy am na lu ma ci tegal nee na ma kat man na laa defal système boo xam ne nii ka taxaw ci buntu ba di koŋ-koŋ yi yaa nga koy gis yow dafa lay defal installation fii ngay toog rek bésu bu tooñ ràcc buntu ba daal di ubbeeku te kat am na leneen lu ma Mandoy wax nee na ma mën na la faa yéeral loo xam ne nii képp ko fa jege mbir mi dana yooxu boo xam ne nii ca tund way yëpp ku bëgg a dugg ca kër ga di fa ayibal bu soobee yàlla dana ko tasaare ba nga xam ne ñëpp danañ xam ni kat am na ku bëgg a dugg ci kër gi di fi jéem a ayibal kon nag loolu lu baax la ma daal di dem nag dégg nga maam sama store bi nag muy Adja Khady Food distributeur nga xam ne lépp loo soxla ma nga fa sooy dugg ci boppam mburu maa nga ñu teg fa mburu moo xam ne nii mu tàng jër la lool macha allah nee naa leen jël leen ñeen gi ñu kepp leen ci mburu mi def leen ci enveloppe bi nag demul poste office ba seen kër la jëm yàpp waa nga fa ginaar yaa nga fa yàpp yi ci boppam laaj leen xar mu jaasir ku ko ci jëndul man su ngeen ma ko waxee man dinaa ko jël mënumaa def publicité bi ba pare di leen ko jaay ma yóbbu ko moom dénkoom dégg nga maam junj doy na ca borom xel 111 dénkoom dégg nga maam diggante second ak nu mu tuddati diggante second ak third su boppaa su ma demee foofa ñu lakkal ma ko lakk boo xam ne nii wàjji lay doon xaw ma gone yi xam nañ wàjjim de defe naa loolu waa ndar yee koy wax ci boppam basin yu baax yi nag dem leen Mia Royal Luxe ci boppam nga xam ne basin multicolore la man ay arc-en-ciel laa koy wax parce que façon couleur bu nekk nga fa ci boppam basin yi Autriche la ñu jógee ñi jóge ñu importé ko Allemagne Getzner yaa nga fa itam yi jóge Autriche ak voile suisse yi ci boppam waay di bégal leen soxna yi ci boppam su ngeen demee jëndal leen ci boppam loolu lu baax lay doon ngeen jënd aussi ci basin yi te am na leneen yu muy jaay ay caq yu rafet lool yoo xam ne ni gànnaar la jógee mi ngi nekk 164 Ouest ci xandu 116 wi numéro téléphone 917 310 70 50 917 310 70 50 ma ni caw nag ci kër nu mu tuddati kër Kumba restaurant foofu moom bi may dugg dama tiit too daa ngi naan teel ma ni waaw fii moom mbaa jàmm fi xew xay yàmma tey mbaa jàmm la man daal maa ngi dugg ci biir li tax nag ma xam ne jàmm la ña ngay xaqtaay ñoom ñëpp seen gémmiñ yi kat a ngi neen batt di xaqtaay bay tàppante ba yëkkati tànk ñii naan su ma fi ñëwee ceeb bu neex bee tax ma ñëw fi ñii ne man su ma fi ñëwee maafe bee tax dañ koy togg moom xedd ñii ne jën yee tax ñii ne ganaar yi nga xam ne dibi gi moom moo tax suñu téere loolu la wax te kat li ñuy wax lépp kat wax dëgg yàlla am na lu ma jaaxal man xamaguma ko ba ci man mi damay dal képp ku fa dugg ba lekk ba suur sooy génn di taxamti ko ba ci man mi te loolu day wax dëgg yàlla jaaxal na ma lool nag xaw ma nag loolu nag lan la mu desati la neen nag wan koom dégg nga maam sëriñ Maxtaar Mbàkke nag mi ngi yére yu am solo lool kuñ ko waxul doo ko xam moom daal ma nga toog foofa yére yoo xam ne nii macha allah su dee xew ngay dem su dee ngénte ngay dem su dee kéet ngay dem su dee nganale ngay dem su dee gàmmo ngay dem su dee màggal ngay dem yére yu am solo lool macha allah soo demee dana la ko baaxe kat te li ma koy joxe lu am solo la lool nag wax dëgg yàlla loo xam ne nii séerul te soo demee kat moom ay mbiram moom neex naa waxal numéro téléphone am 917 723 37 93 917 723 3793 soxla yi itam bari na lool wante nag bariwul ca suñ borom am na ku fi nekk ñu koy wax Serigne Cheikh Tidiane Niass képp koo xam ne ni am nga soxla soo demee dana la ñaanal su àndee dogalu yàlla bi day incha allah mbir mi dana faju nañ jël lépp nag teg ko ci yàlla xam ne yàlla mooy joxe xam ne yàlla mooy xañe dañuy sabablu rek yor na ak ay tur nag wax dëgg yàlla te am na ñu koy defal ñoo xam ne nii aussi ñi ngi ci seen xol daal sedd na kon nag jël leen numéro téléphone am 917 545 64 68 917 545 64 68 fàttaliwaat leen Pikine Diaspora rajo den comme dégg nga maam sañoo rajo la muy rajo citoyen modèle fàttaliku leen aussi Abdou Fati ci boppam nga xam ne li muy liggéey lool macha allah affaire menuiserie yi ci kat lépp looy def ci boppam lu jëm ci weñ lu jëm ci bunt lu jëm ci lu jëm ci cheminée fépp fu mu mën a doon soo ko contacté di wax dëgg yàlla dana la defal donc xam naa ne loolu moo doonoon nu mu tuddati bi moo doonoon émission bi ma ubbi très rapidement ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. alors Amath dana def. waaw bismillah.
waaw rajo bi xam nga ñun ñoo koy déglu ñun moo di nekk Amérique. waaw mais dañoo bëggoon même boo dee def ay publicité ak lu mënti doon ñun auditeur déglu dafa métti. dëgg la del ubbi ligne bi ñuy dugg di wax suñu xalaat. moo tax man américain dëgg la moo tax ko nga tëj rajo bi. jërëjëf yaa ko moom mais del ubbi ligne bi. jërëjëf ok d'accord waa kay jërëjëf maar américain dégg naa ko mais wax dëgg yàlla yaa ngi def contresens parce que ubbil naa la ko nga wax ba pare su fekkoon ne dama ko ubbiwul woon sax man ngaa wax mais yow ubbil naa la fi mu nekk nii wax nga sa soxla ba pare jërëjëf maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm donc ni ma ko waxee woon rek loolu ci boppam émission bi ci boppam dama ko def mooy exclusivité bi muy Ousmane Sonko xawma kan la moom itam xamuma gis naa rek ku bëgg am réewum la gis naa rek patriote la parce que li ma gën a séduire ci moom nag parce que suivre naa ko durant toute la campagne ci affaire u député yi nee na alal ju bari ji ñuy fay député yi jaru ko ëpp na xaj na ci askan wi yàlla yóbbu na ko mu doonub député au lieu que mu jël alal ji ni dama ko yóbbu ci compte dama ko yóbbu ci sans poche nee na dama koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp dama koy joxe lii yóbbu na ko Casamance ci jigéen ñi liggéey foofa lii nee na Kaolack la ko yóbbu ci ñi nga xam ne ay baayo lañ amuñu dara kon ce qui veut dire que lii muy wax kat méngoo na ak ay jëfam su fekkoon ni def na laneen sax su waxee dinaa ne lii day waxi politicien la wala yu demee noonu la te mi ngi expliqué nee na su sañoon opposé am na dinaa leen indil élément bi parce que dama ko dagg nee na su sañoon opposé du jékki-jékki rek di wax da ngay indi lu concret loo xam ne nii nit ñi danañ koo rafetlu nee na itam su fekkente ne gis nga loo xam ne nii rafet na régime bi wax ko na nga ko rafetlu na nga ko nangu xam nga loolu aussi vraiment jafe nañu koy wax dinaa leen indil élément bi bu soobee yàlla parce que tey j'étais obligé ma dagg ko donc loolu ci boppam moo tax teewul nag du ma yem ci moom wax naa ko waxaat ko képp ku ma indil élément boo xam ne nii li ngay wax luy jariñ Sénégal la li ngay wax intérêt Sénégal la soo ma ko indilee day ci kàttanu suñu borom incha allah dinaa ko teg waaw su fekkente ne nag li ma koy waxee lépp woddu kàddu yi la te soo seetloo saa buy wax le plus souvent kii yàlla dénk réew mi lay wax. Le président de la République lay wax mënoon na ko sàllawlu wala leneen ce qui veut dire que Ousmane Sonko l'honorable député l'étoile montante de la politique sénégalaise ci boppam donc soo gisee nga xam ne vraiment kon respecté na institution yi parce que le président lay wax te danaan ko dañ koo dénk réew mi ci boppam parce que mbir mi dénkaane la day wër xam naa dinaa continuer élément bi bu beneen yoone su yoon jeexul waax si du jeex xam naa te émission bi mi ngi bëgg a jeex de wax a ñëwaat rek ci maar américain maar mi ni may ubbi antenne bi man nag damaa xamul kon fi nekk ban antenne la bëggati parce que bi ma ubbee antenne bi ma ko jëlee ci la wax kon damay daal di bëgg a jàpp rek li nit ñi wax lépp ci maar xam naa ni kon day loolu day daal di bëgg a nekk dëgg donc maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp su yoon jeexul waax si du jeex lii la ñu amoon